su noppee ci lim boobu mu wax baat yi ñetti yoon yaa giyaasal mustaghisiina agisni yaa giyaasal mustaghisiin agisni c'est-à-dire day jàng fatiha benn yoon def salaatu ala nabi su noppee mu def yaa wakiilu su noppee mu wax yaa giyaasal mustaghisiin agisni mu def ko ñetti yoon julliwaat ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyeeg boroomam njàqareem boobu nekk ci boppam yàlla dina ko ci utal solution ci kàttanu yàlla ak mbaaxam. jërëjëf Babacar jërëjëf Oustaz Mor ba ëllëg. yéen ñi ñuy déglu yéen ñi ànd ak ñun jërë ngeen jëf. jërë ngeen jëf ci déglu ñu ci biir bus Dakar Dem Dikk bii. woy leen di ñu déglu li gën a neex mi ngi ci kanam. RFM matin. RFM matin. émission bi yee waa Sénégal. RFM matin 7h40 sunu gan Cheikh Diop salaamaaleykum. aleykum salaam Hadj Babacar. ñu ngi lay gërëm ci teewaay bi gërëm Georges Déthié Diop mi ñu àndal ci waxtaan wi yaa jiite mbootaayu syndicat bi ñuy wax CNTS FC. ñu waxtaanee tey ak yow bokk na ci li ñuy waxtaanee ak yow dialogue national bi nga xam ni dañ leen cee sóoboon yéen ñëpp wàllu wu ne ci réew mi waaye. politique baa ca gën a dox ndax ñoom sax def nañ seen pré-rapport ba toog noo jàngatee li politique bi avancé ci dialogue bi yeneen yi nga xam ni dialogue bi da ko waroon a lijjanti ci wàllu dundinu askan wi ak ñoom seen xaw a mel ni lu càng politique bi avancé jàngat bu njëkk goo cay def. jàngat jërëjëf Hadj Babacar maa ngi lay nuyu di nuyu waale sa auditeurs yi ak sa collègues yi nga àndal ci émission bi di nuyu également liggéeykat yi ak sunu Sénégal dialogue national bi ak pàcc politique bi loolu am naa yaakaar ni depuis ñu tàmbalee dialogue bi exception boobu mi ngi demeuré dialogue bi ñu ko tàmbalee dafa fekk pàcc politique bi tàmbali woon lu yàgg. ba am ay déggoo yu ñu déggoonte woon ñu war a sóobu ci comité de pilotage bi nga xam ne ñëpp a ko bokk te ñu war a waxtaanee léppi réew mi ba ñu ñëwee it amoon na tuuti kii waaye finalement nangul nañ leen ñu continuer liggéey ba ñu sumboon tey jii mun nañ wax ne mbas mi arrêté dialogue bi ñoom ñu insister pour liggéey pour continuer seen liggéey ndax xëy na am nañ ay échéance waaye nag bu ñu réeree mbir ne. dialogue bi pàcc yi mu ëmb commission yi mu ëmb benn gënu ci ëpp solo sa morom surtout rawatina mbirum koom mi mbirum dialogue social mbirum askan wi mbirum suuf si ak yeneen donc dialogue national bi daal dama jàpp ne war nañu xool ay pexe yuñ ko redémarrer waat ci fànn yépp. jërëjëf Cheikh Diop ma fàttali ni yaa jiite CNTS FC di mbootaayu syndicat foog naa am na Georges lu mu bëgg a sërëxal. li ma bëggoon laaj est-ce que au final niroowul arnaque ndax bu ñu demee bay laaj ab pré-rapport dañ ko war a laaj ci yépp. waaw xam nga li ma wax sànq rek mooy longueur d'avance boobu nga xam ne dialogue politique bi jëloon na ko ak xëy na ñoom seen i échéance tey jii bu dul woon mbirum mbas mi xëy na lépp pare woon na waaye am na ay échéance yu nga xam ne et puis bu ñu fàtte ne aussi classe politique bi ak classe bu doy xaw a doy waar la ñu dañu exigeante ba pare loolu mën nañ leen ko nangul te xëy na échéance yi ñuy jub mënuñu kii waaye nag dama jàpp ne bu ñu déposé pré-rapport nañ bàyyi xel aussi yeneen pàcc yi ñu xool nuñ koy ubbiwaate. xayma nag ci li nga xam ni kon moo leen yitteel yéen syndicat yi ci biir dialogue bu national boobu xayma li ngeen def boobaak léegi laata coronavirus bi di gàllankoor liggéey bi gan xayma nga ciy def yow. xam nga syndicat boo ko seetloo action dafa xaw a transversal ci koom mi yépp ak ci askan wi ba tax na ñu ngi woon ci commission yu bëri commission dialogue social amoon na. commission boobu wax dëgg yàlla ñu ngi doon def liggéey bu am solo ndax situation dialogue social bi dafa laaj ñu waxtaane ko réew mi aussi témoigné ko ñu jublu ci leneen parce que boo leen seetloo jàppal bàyyi li bari na trop ci dialogue national ci dialogue social bi te loolu warul mun a nekk dialogue social dem na ba li daan régler différent diggante njaatige ak liggéeykat loolu mooy créer léegi différent maanaam accord dag daan signé accord lépp jeex jàmm ne ñooy léegi boo signé accord fa la xeex bi tàmbale donc xeet boobu il faut que ñu ut ci solution bi ci des mooy dafa am lu am solo lu nga xam ne dañ ko wax ci suñu convention
ci suñu constitution convention laay wax parce que man dama ko tàmm ci suñu constitution dañ am luñ am solo luñ ci waxoon ci référendum ba les droits citoyens les droits nouveaux droits citoyens booba dañ cee waxoon ne lépp luy liggéeyu mine bi ci la pétrole ak yépp bokk dañoo waxoon ne fa ko yàlla samp askan wa fa nekk dañ ci am droit aussi ci seen environnement loolu ñu doon xaar ba tey jii li ñuy wax loi bi leeral mbir moomu loolu it dialogue bi jëloon ko en charge pour ñu xool naka la ñuy def loolu ba tey dafa bokk ci priorité yi ak ni ma ko waxee sànq ak dialogue social bi dafa bokk ci priorité yi également mbirum suuf mi ba dialogue bi arrêté tamit gis nañu ne coowal suuf laa ngi ne kur ci dëkk bi. mais justement coowal suuf yooyu bëri na lool Tobène ak waa ICS ak ña fa dëkk Ndengeleer Jilaax ak waa nu mu tuddati sax Sedima yow en tant que syndicaliste ci diggante ñi ñuy woowee ay hommes d'affaires yi yori société ne dañoo bëgg a liggéey suuf si joxe liggéey ak askan wa dëkk ca suuf soo seen suufa dañ cee bëgg a liggéey itam yéen fu ngeen ci féete yow foo ca féete. ala kulli yàlla il faut que suuf si niñ koy joxe ñu seetaat ko loolu moom mënta ñàkk waaye bu ñu ko dee seetaat nañ bàyyi xel koom mi parce que suuf day jur koom suuf dafa am solo ci askan aussi loolu ñaari exigence yooyu et puis ñu yër aussi rapport yi ñu mës a def ci suuf si rapport yi produire nañ ay rapport nañ gaaw xool loolu li ci am njëriñ ñu xool ko compétence délocalisée yi aussi ñu xool ko ba xam ndax bokkul ci liy jur coow li waaye ala kuliyal suuf ku ko am réew mu ko am da nga ko war a jariñoo pour sa askan bi nag ña fa dëkk ñoo ci jiitu waaye it suuf si ñëpp a ko bokk war nañ fa mën a samp ay liggéeyukaay yu nga xam ne askan wa fa dëkk dañ ciy jëriñu waaye it askanu Sénégal yëpp dañ ciy mën a jëriñu kon exigence boobu ñu lañ ci am dañ jàpp ne daal suuf si dafa war a am production dafa war a jur dafa war a abriter ay unité de production waaye dañu war a bàyyi xel ñiy dëkkee ci suuf si. Cheikh Diop est-ce que da ngay rafetal kàddu gi rek su ma delluwaatee ci wàllu politique kii itam yeneen force yi bokk ci dialogue bi nee nga xëy na ñoom xëy na dañoo njëkk a commencé waaye bu ñu seetloo ci yenn sujets yi nga xamante ne évoqué nañ ko am mbirum énergie pétrole amoon na fi ay assises suuf si nga xam ne te yooyu ay ñu bëree ko seqoon politique yaa ngi ca woon ñeneen ñi syndicat yeeg ñi cay yëngu lu jëm ci wàllu suuf bi réforme foncière baa ngi ci te dañoo déglu ñu bëri mais dafa mel ni loolu dañ koy soofantal jamono ji. waruñu ko soofantal rafetal moom baax na rafetal kàddu gi baax na du tere nga ferme alors soofantal waru ci am dama wax ne commission yi ñu laloon ci dialogue national bi dafa ëmboon loolu yëpp commission yooyu nga xam ne dañu war a waxtaane wàllu suuf ak décentralisation ñooñu dañu laaj rapport yooyu pour jàngat ko déglu ñi nga xam ne ñoo produire rapport yi pour mun a def ay proposition kon jàpp nañ ne mbirum politique bi dara changé wu ci ña fa nekkoon ñoo fa continuer nekk am na xëy na ñu ci dolleeku pour ñu wormal commission dialogue bi waaye boo ko seetloo commission yi kenn ku nekk yaay seet fi nga xam ne jàpp nga ne ña lay yóbbu ca dialogue bi foofu lañ ëpp njëriñ nga toog fa maa ngi ci dialogue social maa ngi ci wàllu ressource naturelle bi nga xam ne moo ëmb énergie ak yëpp kon suñu taxawaay foofu dama wax ne taxawaayu askan lay doon dinañ fexe ba la ñuy wax ca mbir yi ak ña ñuy déglu buñ ci paree ñu taxawal lu nga parce que fi nekk nii dialogue bi li tax mu am solo mooy dañoo teg li fi nekkoon fële di ci xool di jéem a fexe jubbanti ak yeneen proposition yu bees ba tax na bu ñu génnee ci lii ba déposer rapport yi man xam nga waxoon naa dialogue bi ne buñ ko yàkkamti parce que délai yi ñu mayoon même su dul woon mbas mi délai yooyu dina xat te dialogue bi am na solo su nga xam ne ak ni nga xam ne noonu la nekkee une première au Sénégal am na solo su nga xam ne rapport yi conclusion yi waruñu décevoir te man loolu moom ëppal solo. am nga ci yaakaar lool waaye njàngatu ñu bëri mooy politiciens yi dañoo bëgg a sërxallu ci dialogue bi ngir régler seen i problème ñi naan ay duggum gouvernement ak ñoom seen loola bu fekkee noonu la tëree jàpp leen ni gars yi jaar nañ seen kaw a. déedéet man jàpp ma ne gars ñi dinañu jaar suñ kaw parce que politiciens yi ñëpp xam nañ ñoom ni ñuy doxale
ni ñuy doxale mooy dinañu fexe ba seeni échéance yi leen itteel du tardé ñoom loolu mooy seen mbir waaye tey ji mën nañ leen ko nangul ndax dañoo tàmbali woon lu yàgg loolu bu ñu ko fàtte ñoom avancé nañ trop te li leen tere woon ñu yeggale bariwul kon ñooñu man dama jàpp ne mën nañ leen concéder taxawaay bi ñu am tey waaye li am solo mooy ñun ñi nekk ci yeneen pàcc yi bu ñu ñàkk fayda bu ñu politiciens yi ëpp fayda kon nañu fexe ba pàcc ya ñu féete ñu taxaw fa taxawaay bu mat sëkk ba bu ñu produire ay rapport askan wi gis ci boppam man jàpp na ne loolu daal moo ñu ëppal solo tey. am fayda googu est-ce que nemmeeku nga ko ci ña ca bokk. waaw bu fekkee damay waxal yàlla nemmeeku na ko xam nga ba ñuy tàmbali di sanc ñi war a jiite dialogue bi nañ proposition yi ñu defal dañu taxaw ne ko du fi amee Famara Ibrahima Sagna yaakaar naa ne ñun ñëpp d'accord nañ ci tabb biñ ko tabb waaye nañ ca bëggoon a toftale te it nag. souplesse bi nga xam ne ñoo séq dialogue bi am nañ ko tax na ba am yaakaar nañ ci yaakaar parce que dañu defoon majorité moo toppoon ci Famara Ibrahima Sagna ñu taxaw ne loolu nañ ko dindi man mi bokkoon naa ci ñi nga xam ne defoon naa ay proposition ne soxna Aïda Mbodj bi nekk ci opposition te di jigéen ñaari critères a ngi yooyu yu waroon a tax ñu toftal ko ci Famara Ibrahima Sagna ba ca des mooy mbirum koom mi ak syndicat yi ak dialogue bi kon jàpp naa ne société civile syndicat yi matérialisé ko ak yeneen société civile yi manko woon nañ ci suñu camarade Mody Guiro nekk deuxième vice-président bañ defee proposition bi taxaw te mu ci défendre ko jàll na kon jàpp nañ ne dialogue bi daal wax dëgg yàlla gisaguma ci xanaa taxawaay bi rek waaye buñ delluwaatee ña ko seq am nañ fayda man dama bokk ak ñu bëri ay commission waaye gis naa taxawaay bu mat sëkk mais aussi taxawaay bu nga xam ne askan wi la teg ci kaw. bu weesoo dialogue bi nag wàllu syndicat ci réew mi bëri na ay yëngu-yëngu tribunal ak yeneen nu ngeen jàngatee li nga xam ne mooy kaas gi liggéeykat yi di kaas fi ñu toll nii ci réew mi naam ñi ngi ci jafe-jafe wér-gu-yaram ak coronavirus gi. waaw xam nga kaas boobu heureusement que mi ngi am parce que réew su lépp ne nemm rek mu ne nemm. kon taxawaay bi nga xam ne moom la syndicat yi am man taxawaay la bu ma rafetlu ndax lan ba mbas mi tàmbalee ñëpp dañ teg lépp ci suuf rawatina jàngalekat yi loolu vraiment ñu ngi leen ci jaajëfal di rafetlu seen taxawaay ak liggéeykatu waa santé dañ tegoon lépp ci suuf waaye bañ demee ba gis ne nguur gi ci biir crise boobu mi ngi am yu muy dugal xëy na ay avantage la d'accord fi retraite def li yokku li mais loolu te ñëpp d'accord ne dañuy teg lépp ci suuf balañ ko woon a def waroon nañu wax ak classe syndicale bi te classe syndicale am nañ porte-parole muy coalition bi defuñu ko loolu bokk na ci li indi yëngu yi ci biir mbas mi parce que ñëpp d'accord nañ ne nañ bàyyi ba mbas mi jàll waaye seen doxalin mun naa wax ne tey tax na ba cadre syndical cadre unitaire bi Cheikh Seck jiite bu kiiwu syndicat loolu bokk na ci li tax ñu jóg kon war nañ leen bàyyi xel seen yooyu ñuy yëngal war nañ leen bàyyi xel parce que dañu dugg ci seen secteur am yu ñu fa def te waxuñoo ak ñoom waa justice yi également jàpp nañ ne seen taxawaay bi romb na liggéeykatu justice ba tax na man ànd naa ak UNTJ mooy syndicat bu bees ba fa juddu te syndicat boobu ba muy juddu mois de février la boobu crise bi tàmbaleegul grève bi tàmbaleegul leneen a tax mu juddu waaye ba mu juddoo ci biir crise bi am nañ ci taxawaay bu ñu war a rafetlu parce que lépp lu nga xam ne jàpp nañ ne jaaduwul def nañ ay déclaration dénoncé ko ba tax na tey jii li xew UNTJ li xew justice sudjust particulièrement loolu classe syndicale bi yëpp la concerné te coalition bi def nañ ci déclaration fan yi passé dañ def déclaration ca suba sa la leen ministre bi recevoir waxuma ne xëy na yemboo waral ay gaaf waaye li mu bëgg a wax rek mooy coalition bi taxaw nañu pour xeex bi waa santé di xeex ñu wax ci taxaw nañu li ñu def ci justice ñu waxtaane ko parce que justice la fa am classe syndicale mënuñu bàyyi mu jàll même bu fekkente ne am na ay njuumte ci accord yi ñu signé responsabilité bi du responsabilité justice responsabilité état la kon état bu buggee jubbanti njuumte yooyu na woote waxtaan waxuma ne duñ danañ bañ wala duñ nangu mais na woote waxtaan waaye taxaw abrogé décret loolu wax dëgg yàlla amul kenn ku ko mën a nangu duñ ko nangu. am na lu fi xewoon aussi lu nga xam ne ca booba lañ waroon jóg te jóguñu bi waa SONES waa SDE defee grève ñu xëy def décret consigne ñëpp loolu adduna ba mu sosoo ba tey musul am
donc xeetu faagaagal syndicat yooyu taxaw nañ ci pour mu régler dañu bëgg loolu jóge fi te waxtaan yi ñu tàmbali woon ñu continuer ko secteur du pétrole ñu ngi woon ci convention wu transport hydrocarbure ñu ngi doon waxtaan yi yeneen xeetu waxtaan ci yeneen secteurs yi nañ ko yeggale collectivité locale nañ ko yeggale donc jàpp naa ne daal tey jii classe syndicale taxaw na ci violation yu mag yi ñu taxaw ci. Cheikh Diop ñu tàbbi nag ci sa cosaanuk syndicat mooy wàllu pétrole ak énergie gis nañ fan yee ñu naan SAR di société africaine de raffinage daa ami jafe-jafe ay weddee ki leeral di jibee fii ak fële ci say xibaar yow tolluwaayu SAR fi ñu toll ni tolluwaay gan la ñu ni dañoo càng ci wàllu pétrole lu am la am lu amul. loolu am na xam nga. ñun bi ñu demee ba gis ne SAR mi ngi sooxe dañoo génn wax direction bi aussi taxawaayam parce que il faut que ñu nangul ko aussi taxawaayam il joue son rôle comme on dit génn ne stock yi doy na ñu laajaat ma ci ma ne leen bokkuñu lu ñuy wax moom waxu stock la ñuy wax ñun waxuñu raffinage ak fonctionnement kër gi la ñuy wax. xam nga lu tax gis nga société africaine de raffinage ci biir secteur ci syndicat pétrole ak ci biir pétrole dafa am taxawaay bu nga xam ne liggéeykat yi moom lañ taxaw te bu nit ñi jàpp ne liggéeykatu SAR rek la gis nga ba ñuy sanc société bi boobu la syndicat du pétrole juddu ba am xëy na ñeenti at juróomi at parce que 1958 yooyu la syndicat bi juddu vers les années 61 lañ ko inauguré Maguette Diack bi nga xam ne mooy rakku kii Diack Lamine Diack moo jëkk a jiite syndicat pétrole moo ci cadre yu jëkk yi la bokk bañ koy samp Mamadou Dia waxtaan ci ak ñooñ dañoo taxawoon taxawaayu soldat jàpp ne raffinerie bi ak objectif yi ñu am parce que tuddul société sénégalaise de raffinage société africaine de raffinage loolu dafa war ne ambition africaine ak sous-régionale la ñu am pour Sénégal nekk ëpp bañ koy def xëy na boobu pétrole amaguñu wala amaguñ ci lu ñu leer tey jii pétrole am taxawaay ba ñoom Maguette Diack amoon moom la syndicat pétrole bi tey di taxaw muy taxawaayu soldat pour que souveraineté réew mi daa day kii donc SAR am na ay problème dañu wax nguur gi ñun xam nga waxuñu directeur waxatuñu ak directeur ñun nguur gi la ñuy waxal dañ ko wax ne ko na jël en main société africaine de raffinage mettre de l'ordre ci li biir am ci biir conseil d'administration mettre de l'ordre ci fonctionnement bi projet yi nga xam ne dañ ko amoon pour extension SAR pour mu mën a ëmb suñ pétrole na ci taxaw pour loolu. ci wàllu SAR boobu am na ñi nga xamante ne xëy na sax artu woon nañ nee nañ ci ab gëstu bi ñu defoon ne lu bëri bu ñu ko deful SAR day suuxe ndax rapport boobu yéen yëgoon ngeen ko. yëgoon nañ ko nguur gi aussi jël ci woon motuwaay. yëgoon nañ ko ba taxaw ci ba waxoon ne ñun dañu amoon ñetti exigence bi ci jëkk mooy repreneur yiy jël SAR nañ fexe ba capital national ëpp ci doole dugg ci ak nguur gi parce que tey am nañ ay compétences yu nga xam ne soxlaatuñu benn étranger tey jii capital national war na mën a doxal affaire bi mais également nañu am cahier de charge investissement extension SAR yu nga xam ne buñ ko defee li dal Nigéria duñu am pétrole amoo raffinerie ngay jégga nga yóbbu sa pétrole brut ñu koy raffiner feneen di la ko indil loolu dañ taxawoon ne du fi amee kon nañu def ay plan d'investissement ci SAR pour que SAR mën a accueillir pétrole bi. Troisième exigence moo doon dañu bëggoon aussi liggéeykatu SAR yi dugg ci capital bi mais également promotion interne yi nga xam ne raffinage fii amatuñ fi expérience bu ñu jëli fenn kon promotion interne yi war nañ ko bàyyi xel. jërëjëf Cheikh Diop njiital CNTS FC jaajëf Georges Déthié Diop jaa ngeen jëf mbokk yi ngeen àndoon ak ñun ci RFM ak ci TFM ñu gërëm leen ci teewaay bi yendoog jàmm gërëm itam Faty Dieng ak ñamu àndal jaa ngeen jëf.